salaamaaleykum suñu mbokki internet yu bëgg Infos Rewmi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu ngi fi nga xamante ne nii moom moo di gaynde daal di fi fekk si Paco mooy borom gaynde muy def nag li nga xam ne moom moo di anniversaire am dama koy wax joyeux anniversaire santé prospérité beaucoup de bonheur et puis nga dund lu bëri yàlla defal la jàmm dama koy jox nag mu nuyoo ñu daal di xës ci waxtaan Paco maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum mbokku internet yi salaamaaleykum waa Infos Rewmi salaamaaleykum le PDG général Babacar Ndiaye Soda borom Infos Rewmi salaamaaleykum yow it. alors Paco ñu gis ni chaque année da ngay fêter li nga xam ne moom moo di sa anniversaire di ko defee fii ci gaynde lu tax loolu. waaw pour commencer en fait Paco gaynde mooy tur bi gën a siiw gaynde fii lay liggéeyee ma yàgg fi nag macha allah. nekk nit koo xamante ne waxoon naa ko daaw bi ma nekkee xale dañ ma doon tooñee gaynde ba sax amoon naa benn feebar boo xamante ne asma la sawu gaynde lañ ma jox xam naa ne peut-être le mot gaynde si la tàkkee ba tey àdduna dox ba gaynde gi am ba mu fi liggéey yàgg fi macha allah waaw loolu mooy indi Paco gaynde. alors sa diggante ak gaynde carrément laa ba nga expliquer suñu mbokk internet yi pour mu leer. waaw su ma diggantee gaynde damay commencer ci Pa Amadou Thiam nuyu ko bu baax. nuyu njabootam nuyu waa Marinas bi nga xamante ne fa la club gaynde nekk di leen massawu encore une fois ñu doon ay nit ñoo xamante ne ay nit ñu neex dëkkal lañ ñu baax di nuyu suma patron le PDG général Doudou Fall mu baax mi kooku mooy suma patron mooy suma xarit di nuyu suma xarit te koo xam naa ne ci biir dinañ ciy gën a yaatal loolu daal mooy li nga xamante ne mooy suma diggante ak gaynde. léegi damay dugg ci li nga xam ne moom moo di sa diggante ak sa jabar parce que sànq dama gis madame di dugg si nga gàttandu ko naka ngay dundee yow ak madame ak par rapport ak sa liggéey bi ngay liggéey nii. waaw pour commencer damay remercier madame parce que 17 ans de mariage c'est pas facile si jëkkër joo xamante ne toogul c'est pas facile si jëkkër joo xamante ne am na tur as tuut c'est pas facile si jëkkër joo xamante ne doo ko gis à 100% ndax man boo xoolee chaque semaine benn yoon laa ci noppalu bu dee naa noppalu kon boo amee jëkkër ju mel noonu nga xamante ne da ngay wàcc sa yaram yi takk rosa muy muñ du xuloo du xeex mention spéciale à Fassal suma soxna kooku en fait su may wax ci moom du ma la mën a du ma am yem fu muy yem ndax nee naa 17 ans de mariage noo xuloo noo tas noo fase kooku barewul si jigéen ñi uuf njaboot gi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu suma yaay di nuyu sumay rakk di ñaanal suma papa di wax pas juróom moom it yàlla bàyyi ko fi. alors sa diggante ak clientèle yi naka lay demee ci biir gaynde. waaw clientèle yi moom ku ne Paco gaynde ne client yi moo tax sax boo xoolee spotu anniversaire bi damay wax ne maa ngi wax ne en fait du sama anniversaire gisoo bu ma xee ne seen anniversaire la suma anniversaire la parce que en wolof dañuy wax lu ñëpp bokk lu ne ku ne ngi ci gaynde tey nekkutul le PDG général Doudou Fall gaynde tey nekkutul Paco client yi la. parce que moo wax la benn affaire bu garaw ci koor gi dañoo defar gaynde mon patron il a mis en fait des millions biñ ko laajee mu woote réunion mun li ma def ma ko pour yéen personnel bi je l'ai fait pour les clients kon donc accompagner les clients kon donc suñu diggantee clients yi li war mooy delloo leen njukkal wormaal leen te tey boo gisee li xam ne clients yi delloo nañ njukkal ñu nit ndax gaynde bokk na ci boîte yi gën a ruqe ci Sénégal am déviation bu métti te teewul ku ñëwul gaynde pour yow ñëw fenn ku feetewu sa anniversaire gaynde mel ni feetewu fenn maa ngi nuyu ñëpp encore une fois man li ma leen di wax mooy baal leen ñu àq clients yi baal leen ñu àq ndax yaay booy gaynde sori na fi ñu nekk nii dafa sori moo tax mention spéciale à vous yéen anniversaire bi yéen a ko moom c'est pas Paco gaynde. ba léegi maa ngi lay dégg yaa ngi wax ki nga xam ne moom moo di sa PDG Doudou Fall te Paco temps yi ci ginnaaw man foroon naa ci wewu béykat ni Paco day waaj a wor waa gaynde lan moo la téye gaynde ba heure bi. en fait su ma nee c'est ça le Sénégal damay tooñ les Sénégalais en fait su ma nee c'est ça le Sénégal damay tooñ les Sénégalais mais en fait ñoo nekk ci dëkk boo xamante ne dafa am ñenn ñoo xamante ne chaque jour ñu ngi bind di titrer pour leur journal di titrer pour leur site pour moom ay vues pour seen journal jar. ñuy bind ay Paco gaynde day trahir waa gaynde ñoo ngi koy fay nangam par mois jóge na foofu triple nañu salaire am jox nañ ko oto jox nañ ko logement du genre non man en wolof dañu ne man faq yóbbu ma
faq yóbbu ma bu doon damay bàyyi gaynde dem naa bu yàgg yéen clientèle gaynde yéen laay waxal du ma wax sax le PDG général Doudou Fall yéen clientèle gaynde yéen laay waxal gëm leen ne yéen ak Paco gaynde ba gaynde gi màgget. mais Paco rumeur boobu noonu journaliste bul te bind yi am na loo xamante ne nii mooy problème bi ba tax ñu tiitaree la loolu Paco leeralal ñu li ci biir. waaw mais xam nga en fait ku ñëpp tuuf li nga tooy te réew mi nekkatuma fi n'importe quelle personne macha allah je touche du bois mais dama suy weñ la nekkatuma fi n'importe quelle personne ci réew mi ndax ñi ma yittewoo dafa bari dinañ may woo nag parce que gis nañ ma ñu woo ma fu ne man soo ma wooyee damay dem fekk ji la déglu la soo ma joxee rendez-vous damay dem déglu ji la xool yow lan nga yittewoo tu as besoin de Paco pourquoi naa la déglu par respect loolu mooy yoon dans tous les organes de presse noonu la ñii liggéey ci boîte yi noonu la ñii liggéey ci resto yi noonu la bu la nit woowee da nga koy dem déglu man je t'écoute tu parles ne ma Paco nangam ak nangam moom la man kat lii ak lii laa bëgg lii lay def je suis comme ça peut-être nit ñi loolu lañ gis nañ ma ak nit ku siiw ci réew mi non jarumay tudd turam parce que tey xam nga tey su ma tudd turam dañoo ne diw de topp na Paco gaynde ba sonn pour déboucher ko Paco bañ moom man la man ak télé yi amul télé bu mu dul woo pour ma liggéey ak ñoom mais mënuma liggéey ak ñoom nañ def loolu seen bopp sama maison de communication laa yor muy Paco communication maa ngi liggéey benn complexe bu tudd complexe Kër Gaynde hôtel bar restaurant boîte de nuit salle de gymnase et galerie d'art maa ngi fi pour l'instant. nga nekk nit koo xam ne da ngay liggéey ci hôtel bar partout est-ce que Paco day politique. waaw Paco day politique Paco social lay def social bi may def dafa am koo xamante ne wala ñaar ñoo xamante ne ñoom ñoo tax ki ci jiitu muy le ministre Abdou Aziz Mbaye doon nit ku baax doon nit koo xamante ne tey su ma melee nen ci banlieue bi grâce à lui soo melee dara ci banlieue bi grâce à Abdou Aziz Mbaye man social lay def chaque at chaque weer chaque semaine damay génnee di joxe damay jënd ay tonne soble tonne pomme de terre tonne ceeb et cetera di ko may nit ñi loolu ma nit ñi ma xamee politique ma pour yab nit ñi ay car pour yóbbu leen réew mi dafa am ñoo xamante ni ko yittewoo te yàlla bu la mayee nga xam benn Abdou Aziz Mbaye nga xamante ne askan wee ko ñor nga xam ku mel ne Doudou social Fall mais xam ku mel ne Babacar Ndiaye Soda borom info réew mi mais ñooñu boo leen xamee tey ñu yëkkati sa xaalis la jox sérieusement war nga mën a delloo askan wi li ñu moom nit ñi ñoo soxla loolu politique ma. mais monsieur le ministre boobu noonu nga wax ni moo lay jàppale ngay def social ça c'est du politique. lui c'est un ami c'est un frère quand il vient chez moi ou bien maam benn lu mën a doon buy ñëw def ne man ñëw ma ci titre ministre damay ñëw en tant que frère su may jox dara pour ma dimbali nit ñi day wax ne waxuma la pour titre ministre damay ne Paco dama ko def ndax dama ko def tey li nga gis ni yëpp c'est lui ñëw ne Doudou Fall mun a ko mon PDG général Doudou Fall le ministre na ko teggi lépp parce que man jeunesse bee ma ñor askan wee ma ñor Sénégal moo ma ñor kuy dimbal nit ñee ma ñor te Paco comme moo ngi dimbal nit ñi tey di fête anniversaire am bàyyil ma gérer lépp monsieur Abdou Aziz Mbaye yow yaay soos ñànk tag mun laa téye yaay dem ba ca taat ba yàlla na yàlla fal cat. alors woote ñu wuy si la yombul mais tey gis nañ ni gaynde ñëpp ñëw nañ fees na dell macha allah. waaw actuellement il est 3 heures passées de 32 minutes gaynde day dem ba 11 heures gaynde amagul nit yéen a ngi fi gaynde day fees ba ci biti fees. alors lan ngay wax nag ñi nga xam ne ñoo ñëw fii tey ci sa jour anniversaire bi. waaw avant loolu li may njëkk wax réew mi laay waxal muy jeunesse bi muy ñun muy xale bi muy keneen la mag ma waxoon rek laa di wax am réew bu dee suñuy maam dañoo gën suñuy bàyyi ñëw gën ñu nar a gën suñuy doom réew moomu dellu na ginnaaw kon donc nañu delluwaat yar am teggin am respect kenn ku ne ci wàllu muy yëngu mu jàpp ko respecté ko te bañ a wor ndax wor amul solo maa ngi remercier suma rakk Omar Dieng bu baax. alors ma tuuti dama gis li ci sa ginnaaw oto bi ci sa ginnaaw décor la je sais pas xaw ma est-ce que mën nga ma expliquer ci oto bi. waaw oto bi en fait benn oto la boo xamante ne dafa ne fër cëpp rek ñëw Sénégal xamuñu fu mu jaar nag li ma la ci mën a wax c'est-à-dire V8 la
c'est dans les années 1923 la ak léegi xam nga ay at yu yàgg la Sénégal ku ko xam-xam bëggam lu baax bëggam lu rafet oto bi daal des fois ñu ne Paco ko moom des fois ñu ne diwa ko moom man loolu ma jaaxal. kan moo fi indi oto bi Paco. léegi xaaral léegi Sénégal àdduna la ñuy laaj oto bi day wax non c'est grave oto bi day wax léegi laaj oto bi ku ko fi indi gën bind nañ ci la anniversaire Paco Gaynde léegi daal xam naa leen ku xëy gis ma ak oto bi xamal ne maa moom oto bi ku xëy gisoo ma ak oto bi xamal ne Paco Gaynde moomul oto bi wa salaam. ñu ngi remercier. waaw di remercier mbokku internautes yi bu baax di remercier Babacar Ndiaye Soda di la remercier mon frère mon ami le caméraman un gars que je respecte beaucoup il est jeune macha allah mën li muy def yow sa saakar yàlla dara du moom. Merci Paco.